leen di nuyu gannaaw bu ñu leen nuyoo di fàttali ni ñu ngi fi nga xamante ni moom mooy Lagane comme ni ñu koy baaxoo di defee at bu ne ànd ceeg joriñu Samuel Sarr fii ca tool yi sëñ bi Lagane nag ñu koy baaxoo di defee rek ak ni ñu koy baaxoo di gisee ren ji gis ngeen ni li nga xamante ni moom mooy taalibe yi ak soppe yi ñu bëri ñëw nañu teewee li nga xamante ni moom mooy tey góob bi nga xamante ni moom la ñu amal at bu ne comme niñ ci àndeek mbokk yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy téléspectateurs yi donc dañuy dugg ci biir daal di jël mbooloo mi ñi nga xamante ni tey ñëw nañu ngir teewee li nga xamante ni moom mooy voilà Amazone Samuel Sarr yaa ngi noonu ba tey féetali coloré rek seen diggante ak ki nga xamante ni moom mooy seen mentor alors dañuy dugg ci biir tool bi bu ñu paree jël ki nga xamante ni moom mooy joriñ bi nekk ci biir muy sëñ Saliou góob mi nga xamante ni tey moom daanaka tàmbali na ko gis ngeen ko noonu Amazone Samuel Sarr yaa ngi noonu fii ci biir Lagane donc nii lañ koy nemmee ko at bu ne andi ceeg Leral TV Leral point net ak Leral FM won leen lépp loo xamante ni moo duppee ci biir tool bi lee ndax fii nee naa la barke ak li nga xamante ni tamit moom mooy liggéeyal ki nga xamante ni mooy Serigne Saliou mu jëm ci li nga xamante ni mooy jóoriñoon bu mag bi nga xamante ni moom mooy Samuel Sarr di taalibe waaye tamit di koo xamante ni kenn naatablewul taxawaayam ci biir kër gi mu ànd ci ren ji ak doomam mi nga xamante ni ñëw na féete fi nga xamante ni fa la baayam doon taxaw donc gis ngeen ko noonu jóoriñ yaa ngi noonu déjà tàmbali nañu góob bi xam naa daañu am ay réaction rek sëñ Khadim xam naa ñu am les premières images ci li nga xamante ni mooy góob bi muy ñàkk a teew gi mu ñàkk a teew ci daara ji ci liggéey bi bu fekkee am na dara loo xamante bi luy naqari président Samuel Ahmed Sarr yaakaar naa ñàkk gee teew ci Lagane gi nga xam daana ko teewee depuis jamonoy Serigne Saliou ba tey mi ngi teewee liggéey bi di ko ànd ak njabootuk Serigne Saliou gi ñu ci sant Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou mi nga xam ne fa waajuram tegoon tànkam muy Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacke fa la teg tànkam muy la Serigne Saliou waxoon ne lépp lu diine ak lislaam aw ma ci yàq aw ma ci defar Serigne Cheikh Mbacke moom Serigne Saliou fa la nekk ak njabootuk Serigne Saliou gépp ñu leen di ñaanal yàlla suñu borom yàggal leen fi te wéral leen ba yéene ji ñu am ci liggéeyal seen waajuroo ñu àggale ko waaye ñun nag dañuy dongo yoo xamante Serigne Saliou moo ñu yaral boppam ñu xam Samuel Ahmed Sarr ci keppaaruk Serigne Saliou Mbacke Serigne bi fonkoon ko fonkuk biir def ko muy doomi boppam di doomi xolom Samuel digganteem ak Serigne bi même gan ña fi daan ñëw waxuma la ñun waa kër gi waaye gan ña fi daan ñëw sax xam nañ digganteem ak Serigne bi àdduna bépp xam nañ digganteem ak Serigne bi Samuel daara jii di daara Lagane ci jamono nekkuk Serigne Saliou la ko féetewoo Samuel moo fi andi courant bi ci jamono yu metti andil ko Serigne bi am ci mbégte lool ak contentement ànd ak Serigne bi liggéey bu Serigne bi mës a yëkkati Serigne Saliou Mbacke Samuel ànd na ko ak moom ànd na ko ak moom ci dongo yi ànd na ko ak moom ci taalibe yi ànd na ko ak moom ci kër gi Samuel amul lenn lu dul Serigne bi li ñu daan tàmbalee ci Serigne bi am ci Serigne bi bu ñu koy wax taalibe bu mel ni Samuel Sarr moo tax ñuy wax ak ñeneen ñu mel ni ñoom ba tax na Samuel daara ji daa féetewoo dongo yi tabax fi jàkk ju mag mën nañ ne jumaa la sax fii ci daara Lagane ànd ak Serigne bi liggéey bi mu fiy liggéey bi Serigne bi jël ko teg ko ci loxoom muy ngóobum Lagane mi mu féetewoo ko di ci def ak mat gu mat sëkk am ci taxawaay bu kawe moom ak i mbokkam ànd koog mbooleem ñi mu ko war a àndal ñëpp di ci liggéey bu kawe waaye nag Samuel ren ji ñu gestu gisuñu ko ci suñu wet loolu day naqar la ak tiis ci ñun ndax de xam naa ne moom lii ko dal nii lenn na ko cay metti boo ko fëggoon fa mu toog nii muy ñàkk gee teew ci liggéey bi loolu mooy li nga xam ne moom ku xam Samuel xam ak taalibeem xam fi mu toll ci Serigne Saliou xam fi mu toll ci Serigne Cheikh xam fi mu toll ci tooli Lagane yi di nga xam ne wenn naqar la am yaakaar naa mooy ñàkk gee teew ci liggéey bi nga xam ne mosu koo wuute te liggéey bi liggéeyu boppam la Serigne bi da koo jiital muy jëwriñ Lagane ànd ko mbooleem taalibe yi ndax kat taalibe moom ndigal lay déglu te ñun ndigal li mi ngi soqe ko ci Serigne Touba Serigne Saliou Mbacke mu defoon ko jëwriñ ci Lagane sëñ Cheikh ñëw feddli ko ndax moom lu waajuru moo defoon bu ko yokkul du ko wàññi Samuel ànd kooki bokkam ñëpp teew nañ ñi war a teew ay nit yu am kóllëre gis naa leen fi bi ma gëstoo gis Saliou doomam
mu ànd ak ñi mu ko war a àndal nga gestu gis ku mel ni Xaadim Diouf ci wetam gestu gis ku mel ni Saliou Diakhatem sëñ Matar Diakhaté ci wetam gestu gis ku mel ni Mamadou Ndiaye ci wetam gestu gis ku mel ni Djili Fall ca Thiès ku mel ni sag yu tëdd yi ñi nga xam ne ay gor lañ Moodu di ay gor yoo xamante bi ñii lépp lu Samuel nekk su ma bëggoon jot sëñ Abdou Gueye ak mbooleem ñii ci sama gannaaw rek Basiru sëñ Basiru donc ay nit yi wóllëre ak Samuel nag ñu ngi koy ñaanal ci barkeb Lagan ji ak liggéey bi nga xam ne sumb na ko yàgg koo def ay ati at ba tey mu wuute ko ci gis-gis ndax lépp loo xam ne waroon na ko fi def na ko maanaam taw gi rek dañ gëstu gisuñu ko ci suñu wet xaw ñoo naqari waaw lu may dénk rek mooy am leen jàngat ci situation bi rek am leen ci jàngat xam ne sabar ak sukur am na raison lu tax yàlla mu teg ko ci julliti parce que la patience et la gratitude le hadith c'est gratitude la patience et le contentement n'est pas naturel à l'être humain soo xoolee ci suratul Kaaf Moussa alayhi salaam moom yàlla daf ko doon jàngal à travers histoire am patience ak contentement kon da ngay gis ci situation bi dañuy ñaan suñu borom rek ak moom nu muy xamee nu mu koy defee ne son papa génn ci situation bu mu nekk mais on est patient dinañ continuer di ñaan dinañ continuer liggéeyam bi dinañ continuer surtout liggéeyal Serigne Saliou loolu moo ko gën a ñor fu mu nekk foofu xam leen ne mu ngi baax te xelam dal na ne ñu ngi fii c'est surtout ça merci beaucoup. dañ koy bàyyi ñu continuer liggéey bi da ngeen kàddu yi nga xamante ni moom la doom ji yëkkati. nga xam ni kon loolu lépp xarbaaxi sëriñ bi la ak bëgg ko sëriñ bi bëgg tey jii buum gi ngeen di dégg buum gi sëñ Saliou Mbacke moo ne kon buum gi yaa ko yeggale man damaa gëm ne centrale bii ñuy wax ñi indi jafe-jafe ci buum gi la bokk ndax sëriñ bi moo ne kon buum gi yaa koy xëcc fii ci Touba bu ngeen ñëwee bu ngeen dugg Touba ci entrée bi ci côté kii bi booy dugg si Mbacke kii bi poste kii bu mag boobu centrale bu mag boobu noonu Samuel Sarr moo ko fa liggéey buum yi ngeen di gis mu jaar buum yi di jaar nii yëpp liggéeyu Samuel Ahmed Sarr la moo ko def fii ci daaray Lagan bëgg Lagan gi lool ba jëmale ko dara jumaa ji ñëpp gis nañ jumaa ji jëm fi samp ñu fiy julli ji aju dëkkandoo yu wër yëpp aju ma fi la ñu julli si loolu tuyaaba yooyu rek kenn xamu nu mu toll ak yeneen duñ mënta lim li lépp mënuñu koo lim diggante meeg Serigne Cheikh it ñëpp xam nañ ko ci lu rafet ak lu baax mu nekk taalibeem bi Serigne Saliou bi ko Serigne Saliou làqoo ci saayir mun dann Serigne Cheikh rek xoolul gënal buntu kër Samuel amul benn buntu kër boo koy gis ci àddina bu dul buntu kër Serigne Saliou Mbacke muy buntu kër Serigne Cheikh Saliou Mbacke keneen koo mës a gis fenn amul doo ko gis fenn ci àddina du dugg fenn du jaar fenn fu dul kër Serigne Saliou barabu Serigne Saliou kër Serigne Cheikh barabu Serigne Saliou Ndakaaru amul fu muy jaar kon kooku ñëpp xam nañ léppam Serigne Saliou la ñu ngi ñaan nag Serigne Saliou yàlla na ko aar yàlla na ko sàmm te yàlla na ko taxaw noonu yii jug yàlla na buñ mën ci moom dara ci barke alxuraan karim yàlla na Serigne Saliou dox ci digganteem ak ñoom yàlla na Serigne Saliou dox ci digganteem ak ñoom ci barke alxuraan Lagan nag ñi daan ñëw ñëpp maase na ñëw wuy si ko ndax xoola dañ koo fekk central laata bu ñoo nuyu dem leen Lagan lu ngeen fi def man ngeen dem Lagan mooy li ma gënal ma fekk ko pavillon espèce ma fekkaat ko pavillon spécial ba mu nekk mu ne ma lan ngay utiwaat fii yow dafa am lu ma la ci def loo demal nga defi ko ndax ngóobaane nga daggeeg paaka yëpp yaa bagage yëpp yaa da nga war a toppatoo demal nga toppatoo ci ko yow war a toog fii kon kooku daal kon xam nañu yéenam jëpp Lagan la ak sëriñ bi ñu ngi koy ñaanal bu baax yàlla aar ko sàmm ko ci barkeb Seexul Xadim ci barkeb alxuraanu karim sant nañ ko bu baax lépp lu ñu liggéey fii yàlla na yàlla jël xéewal yëpp xëpp ko ci barke Sëriñ Tuubaa wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Salaam wa rahmatullah. Jawriñ yooyu tamit ci ay kàddu yu gàtt rek. xanaa bëgg rek tey kontaan tey nag moom du bis boo xam ne dañoo war a nekk di jaxasoo wala ñuy nekk di absenté wala ñuy nekk di am dara lu ñuy yëg ndax sànq wax naa feeni bu doon ci yeneen pays sunu jàmbaar yu mel ni Samuel Sarr dañ leen di décorer di leen honorer teg leen ca kaw def leen monument Sénégal nag ñoo xamul teral jàmbaar ñoo xamul jël jàmbaar jox ko wàccuwaay moo tax du ñu jug ci ay problème ku mel ni kii ci liggéey ak daan dooleem nga gis tey ni mu daan defee Lagan
kenn manqué wul xanaa benn jëmmam bi te mi ngi ci sunu biir ndax sëriñ bi dafa wax ne ak taalibe ku la raw ci la lay rawee te Samuel taalibe la kii taxaw ku jigéen kii ngeen di wax ku jigéen ki Daba Sarr la tudd ñoom ñaara bokk baay kii Modou Mbaye la tudd kii Kaolack la jógee ba Kaffrine yoral ko fa portam di sëñ Basiru yoral ko fa partem di sëriñ Basiru njagaa ngi ci ginnaawam ak ñoom sëriñ Saliou di rakkam sëriñ Saliou doomam nag dafa tëj wax ji dani man sama papa sëñ Saliou la gëm moo tax mission ma ñëw di ko continuer Samuel Sarr jurul ragal te du ragal man kay li may xalaat mooy ndax ñi ko dëkk xam nañu mooy kan ku ko mës a dëkk li ma wax démb ci télé bi na jasit ci teen ragal du ca naan ndax da ko dul ñeme mooy waxi jàmm yàlla na jàmmam yàgg sama waa jooju maa ko xam ak mën lu baax Central Afrique Sénégal la ko mujjee def na ko Mauritanie def na ko Europe def na ko Asie def na ko Ndar Sénégal gii ñu dëkk la ko mujjee def fi la coow li mujjee am ndax moom fu mu mës a jaar bàyyi na fa emprunté am jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum maa ngi tudd Bassirou Wade di wóllëre Samuel Ahmed Sarr ñun liñ mun a seede si Samuel Ahmed Sarr julit la taalibe Serigne Saliou la taalibe Serigne Cheikh Saliou la di nit koo xam ne si ni ñun liggéey lañ xam si moom Samuel Sarr référence la ñun dañ koy roy ñun Samuel la ñuy tiitaroo Samuel lañ am parce que Samuel ku mel ni moom Sénégal yëpp dañ koo amel njukkal Samuel tey jii ni lépp lu muy sonnati rek pour bëgg réew moo tax mi di ko def mais bu du toon loolu kon mun na dem toogi ñi ngi seedal tamit Samuel bés bii mooy bési boppam kenn manqué wu fi kon mun nañoo wax ne ñun buñ fi teewee rek Samuel mi ngi fii kontaan nañ ñi ngi sant yàlla di sant Serigne Cheikh Saliou mi nga xam ne mooy sëriñam Samuel daal ñun amuñ feyam taalibe la jullit la liggéeykat la loolu lañ xam si moom te tiitari réew mi la tamit wasalaam. jërëjëf defal ma Ndiaga Sarr moom mii rakam kii mën na présenté asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi nuyu mboolem mi jullit yëpp di nuyu askanu Sénégal bi yëpp di ko tàmbalee ci suñu wasila suñu jëwriñ di Samuel Sarr di suñu magu kër gi yëpp ñu ngi dellu di gërëm askanu Sénégal bi yëpp di leen xamante ni li ngeen fi gis tey nii rek mooy liggéeyu Samuel Sarr te jëmm ji nekk fi waaye xol baa ngi fi na mel ni tamit njabootam ñëpp a ngi fi Samuel Sarr xamul leen lu dul Lagan Samuel Sarr xamul leen lu dul sëñ Saliou li doxul lenn ci lu dul liggéeyal sëñ Saliou Mbacke te ci li ñuy dox incha allah ba mu mat sëkk en tout cas ñun ñi di raxam di waa këram ak ñii ngeen fi gis nii yëpp ñooy njabootam ñu ngi koy gërëm di ko sant ñu ngi koy gërëm di ko sant bu baax a baax a baax fa mu nekk yàlla na ko gënal trop te mu génn fa ci jàmm ak salaam dellu si liggéey bi yeggale ko ci jàmm ak salaam nekk na doomu réew mi bëggul lu dul réew mi liggéeyam yëpp xelam yëpp xalaatam yëpp liggéeyal ci réew mi la nekk ci la ñu soññ ci la ñuy yar te ci lañ nekk ba tax na tey ñu ngi fii Lagan di ko def nañ ko daan defee te noonu la ñuy continuer di ko defee ci jàmm ak salaam dëkk bi nag dëkku ñëpp la dëkku sénégalais yëpp la dëkk bi nekk na dëkk bu nga xamante ni amul lu ko gën te gëm nañ ni carrément dëkk bi yoon moo fi dox te yoon dina def liggéeyam ba dina dellu siwaat ci njabootam liggéeyal continuer liggéeyal sëñ Saliou na mu ko daan defee ñu ngi gërëm sénégalais yëpp ci seen taxawaay ak ci seen i ñaan bu baax a baax wasalaam. Soxna ñu jël ko moom itamit yëkkati ñaari kàddu rek. D'accord ma jàkkaarloo. bisimilah rahmaani rahim salaamaaleykum waa askan bi salaamaaleykum waa Sénégal ñu ngi fii di liggéeyal suñu mag ji Samuel Ahmed Sarr ku ko xam rek xam ne liggéey la xam ku ko xam rek xam ne daan dooleem la xam musul soxla dërëmu kenn lu mu am rek moo ko amal boppam lu mu am moo ko amal boppam soxlawul dërëmu kenn te bu neexee barke sëñ Saliou mu gëm dina génn delluwaat si njabootam liggéey na mu ko daan liggéeyal te ñu ngi fii taxaw ko fi nekk fi waaye jëmam mu ngi fi
jëmmam mi ngi fi feeñ fii nii te Samuel sëñ Saliou moo ko aar te ku sëñ Saliou aar jàmm ak salaam rek nga koy yéene soo ko yéenewul jàmm ak salaam rek yaa ciy fande sëñ Saliou rek la gëm te bu barke sëñ Saliou dina génn foofu noonu Samuel soxlawul dërëmul kenn ñaq jëriñu la xam ñaq jëriñu ba muy ñaq jëriñu boobu xale bu tuuti la ñëpp amul benn état bu fi jaar te liggéeyoo ak Samuel Sarr si jàmm ak salaam donc soxlawul kenn soxlawul alalu kenn te bu neexee ci barke sëñ Saliou yàlla dina ko fa génnee foofu noonu ci barke sëñ Saliou. waaw auzu billaahi mina seytaan rajim ginnaaw bi ñu sant yàlla julli Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw di ci sànni ñaari seede rek ndax li ñu war a wax yëpp ñi fi jaar ñëpp wax nañ ko ndax Samuel Mouhamed Sarr moom maanaam doonatul suñ jëwriñ maanaam waajur lañ ko jàppe ndax ñun ak moom ëpp na fukki at di dem te li ñu boole du dara lu dul Serigne Saliou Mbacké ku ko xam-xam ni Serigne Saliou rek moo ko ñor xew-xew bi mu amee ba léegi ñëpp bàyyi seen yitte di ko ànd ak moom tey jii ñu bàyyi waat suñu yitte ñëw toogaat Lagan gii ànd koog moom ci tool yi tey ñi daan ñëw ñëpp a ñëw ba daanaka dafa dolli ko xëy na jëmmam nag moo fi manqué kon nag yàlla na ko yàlla delloo ci ay yitteem ci barke Serigne Saliou Mbacké ndax lii moom xéewal la rek waaw Samuel Sarr képp ku ko xam-xam ni lu baax la xam lu rafet la xam jaamu yàlla la xam te làmmiñam te lu mu am jox na ko Serigne Touba Cheikh Saliou Mbacké boo gisee jumaa ji nekk njenn Lagan moo ko tabax ba mu yegg te li fi ñëw di fi julli jee kenn xamul lu tonn kon yàlla na ko yàlla teggil natt yi mu delluwaat ci njabootam dellu ci yitteem ci barke Serigne Saliou Mbacké jërëjëf. ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax muy loo xamante ni moom la ñu waaw kooku turandoo Samuel Sarr la gis ngeen ñëpp bëgg nañ def seede li jëm ci moom ci jëmmañ ji ak li nga xamante ne mooy liggéey mi nga xamante ne moom lay amal ci kër sëñ Saliou. gannaaw ba ñu sant yàlla julli si yonante bi ñu ngi jaajëfe Serigne Touba di jaral la ko maam Cheikh Ibrahima Fall Samuel Sarr nag dafa di sama turandoo ba pare nekk sama mbokku taalibe sama baay moo ko yar tuddee ma ko sama baay moo ko doon yóbbu muy jàngi di téye loxoom di ko yóbbu muy jàngi kon tey damay ñëw tax teewal ko fii nga xam ne mooy Lagan yàgg naa ànd ak moom ñëw fii waaye dañuy ñëw présenté wu rek di ñaan nag képp nga xamante ne yaa ngi ñëw Lagan nga ñaanal ko mu génn fi mu nekk parce que fi mu nekk du këram. waaw man daal li may wax daal loolu naka Sénégalais yëpp ñaanal te xam ne moom liggéeykat la xamul caaxaan ma ko laajee sama pap ne ko dañ ko téye sama papa dafa ne dañu ko bàyyi ndax moom xamul caaxaan liggéey la xam soxlu alul kenn. waaw paa bi nag dafa xaw a tawat moo tax teewul mais bëggoon na teew fii mais dafa tawat maa ngi ñaan nag yàlla Sénégalais yëpp ñu jàpp si jéem ko ñaanal mu génn parce que moom Sénégal lay liggéeyalul kenn ku dul Sénégal moo ko ñor central bi mu def pour intérêt Sénégal la. waaw état bi nag na jóg xam na ne lii intérêt am la waaw yàgg lii intérêt am la kon nañ ko jàppale te yàlla tax waaw ci barke maam Cheikh Fall bi nga xam ne moom laa yaakaar. waaw jërëjëf. asalaamaaleykum mbokk yi man maa ngi tudd Talla Diagne Gueye dëkk Kayar département de Thiès. nekk ci ki nga xamante ni Samuel Ahmed Sarr da di suma président di sama xarit ñu am tiis lool nag ndaxte bu ñu ñëw Lagan moom moo ñu fi daan andi di ñu jiite mu am taxawaay bu am solo may leeral nit ñi nag politique dong boolewuma ak président Samuel Sarr maanaam dama ko gis ci jikkoom ci oyofam ci taalibeem moo tax ma ànd ak moom mu nekk nit ku oyof ku dal ku fonk doomu aadama nekk taalibe te mu wér Lagan gii saa bu fa ñëw da ngay xam cofeelam ci Serigne Saliou Mbacké mi mu yaakaar dama am ak jaaxlan ak sunum réew ndax Sénégal la dëkk waaye nag téye yomb na lool ndaxte nit koo xamante ni daa am njariñ ci askan wi di liggéey ci askan wi te du daw du dem fenn téye ko dëj ko ci béréb gàllankoor liggéeyam loolu réew mi war nañoo xalaat loi yooyu ña ko fi defoon tubaab yi ko fi defoon ñu soppar ñu ko ndax réew mi bu jafe-jafe mën naa am mais nit ki mën nga koo bàyyi mu toog ci réew mi di liggéeyam teewul ñuy lijjanti li nga xamante ni yàgg lijjanti lay mujj rek te président Samuel Sarr centrale bi nga xamante ni def na ko ci réew mi ba mu koy def ñu bari dañu mun la ne ndaxte actionnaire yaa ngi may dégg xam nañ la ñuy joxe ci xaalis mun la defar ab centrale ba ñu joxee lañ joxe matul président Samuel Sarr moo lijjanti ay partenaires ba centrale bi dem ci 256 milliards mu am actuellement centrale bi mi ngi à exécution jusqu'à 95% kon loo xam ne daanaka pare na ku mel noonu nag
téye ko gàllankoor ko je lance un appel à monsieur le président de la République monsieur président Diomaye Diakhar Faye ndax dañu jubal nag ji koy séeréer la ci biir jubal loolu laa xam ni mu nekk au-dessus des lois maanaam mu nekk koo xamante ni day tëdd njaaxanaay xam ni réew mi ñu ko war a liggéey président Samuel Sarr di ci am cër bu baax te centrale boobu bu sottee nekk njariñal Sénégal parce que bu ñuy wax gaz su po centrale boobu ko tax a jóg kon nag nañu jàpp ci kii nga xamante ni am na njariñ ci réew mi te li mu def da cee am expérience am ci xam-xam moroom amul ci réew mi kon téye ko foofu du cëram maa ngi ñaan nag ci barke Serigne Saliou Mbacké mi mu yaakaar ci barke Lagan gi tey Samuel Sarr génn foofu gaaw dellusiwaat ci liggéey bi te li ma leer bu génnoon tey Lagan lay jubal si ndaxte wax nañ leen jëf yi mu fi jëf te loolu lu am solo la kooku nag téye ko amul njariñ parce que njariñ yàqal réew mi la ndaxte li mu def ku ko mën ci réew mi amu fi nit nag bu amee njariñ dañ koy décorer war koo dam nabal di ko tiitaroo Sénégal rek nañuy gis nit am njariñ ay noonu jóge fële bëgg a xajamal li muy def te xajam du ma am ndax sëñ Saliou ko taxaw ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen xamal ni président Samuel Sarr ku am njariñ la jërëjëf. di ko sant di ko gërëm un homme multidimensionnel au-delà de son esprit de patriotique mais aussi son engagement envers li nga xamante ni moom mooy tey li fi mag ñi bàyyi woon jëm ci mbay mi donc tey mu nekk ci logique li nga xamante ni moom la gouvernement bi woote sax muy tey agriculture mbay mi donc gis ngeen li nga xamante ni moom mooy doy donc taxawaay mi Samuel Sarr am ci toolu Lagan bi ne ndam nañ ko ñëpp daanaka moom mooy kaddu yi nga xamante ni moom lañu moo duppee ci ñi nga xamante ni ñooy taalibe yi muy ci doomam yi ak ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy ay andi jàmm yi donc un homme multidimensionnel au-delà de li nga xamante ni moom mooy tey lu muy def ci wàllum énergie mais taalibe lañ ko xamee fii ci Lagan ci toolu sëñ Saliou mu doon jóoriñ boo xamante ni moom moo jiital lépp le lii mooy li ñu leen andi leen ci biir tool bi dégg ngeen li nga xamante ni moom la andi jàmm yi wax li nga xamante ni moom la doom yi wax mais aussi li nga xamante ni moom la waa famille bi wax di ko ñaanal nag yàlla ci xat-xat yi mu nekk mu génn ci comme ñëpp ñi nga xamante ne tey yoon teg na leen loxo ñoom ñëpp ñu génn ci xat-xat boobule yàlla teg leen loxo Sénégal jëm kanam ñëpp am jàmm ñu ngi leen di gërëm di leen sant bu baax leer Wala mbay wala ñu ngi ko na bawal Yeah.
Ça va bien. Facebook laay lancé live fekk bu ñu commentaire waa si. waaw mbokk yi ñu ngi Lagan édition 2024 avec ki nga xamante ni moom mooy njabootu Samuel Sarr at bu dee nag moom moo doon amal liggéey bi ak njabootam moom mi nga xamante ne moom mooy joriñ fii ci liggéey bi. alors gis ngeen ko noonu joriñ yaa ngi noonu mu kii doomam la muy sëñ Saliou Sarr waaw ñu ngi noonu naa joriñ daañ ci yëkkati quelques kàddu rek jëm ci li nga xamante ni tey moom mooy Lagan gi waaw bisimilah tabarakallah ci tool yi léegi lañ jógee ci tool yi ñëw fii nga xamante ni fii la ñuy daal di jóoree ñi nga xamante ni mooy mboq mi ak dugub beeg tool bi nag yaatu na lool ren nag daanaka lañ fi doon séntu kawe na suñu njortu ci mbooloo mi fi teew Samuel Sarr naam jëmm ci teew fii waaye njaboot ji yëpp a ngi fi jawriñ yeeg ñu muy àndal di liggéeyal di ko ñaanal yi jafe-jafe ci mu ne mu génn ci di ko ñaanal bépp doomu Sénégal yi xam naa daañu jox kàddu gis ngeen ndaw yi ñii ay xaritam ay wëllëree lañ woon amel amuloon lenn lu dul ndaw yi xale yi taalibe yi ndongo yi waaw lii mooy dal bi bismillah. Mu ngi nii ok. Juste un bref résumé en français. Donc moi je m'appelle Malik Niass, je suis ingénieur de formation. Je travaille dans le domaine de l'énergie depuis bientôt une quinzaine d'années. Donc avant j'ai travaillé chez General Electric comme ingénieur metteur en service des centrales cycle combiné, identique à celui qu'on est en train de faire à Cap des Biches et beaucoup même plus grand, beaucoup plus grand. Par la suite je suis passé à l'engineering pour suivre des projets identiques partout dans le monde. J'ai eu la chance en 2020 de vouloir retourner au Sénégal et de tomber sur ce projet-là, qui est un projet phare et très important pour le pays et pour l'Afrique tout entière. Important dans la mesure où, pour la première fois, des fils africains et des fils sénégalais ont décidé de travailler sur un projet et ont osé même, je veux dire, parce que beaucoup n'osaient pas le faire, parce que beaucoup de gens ne croyaient pas que des Africains, des Sénégalais peuvent développer, exécuter un projet de ce type. Donc on a eu la chance d'avoir un leader vraiment charismatique, un vrai leader, qui est à l'occurrence M. Samuel Ahmed Sarr, ancien directeur général de Sénélec et aussi ancien ministre de l'énergie, ministre d'État, qui connaît le secteur, vraiment qui connaît le secteur. Ce n'est pas du tout son premier projet, il en a fait une vingtaine dans le monde avec réussite. Donc peut-être que beaucoup ne le connaissaient pas, mais lui, il connaissait ce qu'il sait faire, comme quoi il pouvait le faire, il avait les compétences techniques et il avait aussi la baraka de Serigne Touba avec lui. Donc comme nous, tous mourides, à chaque fois qu'on rentre sur quelque chose, si on a de bonnes intentions, Inch'Allah, on y arrive. Donc j'ai eu la chance de participer sur ce projet, qui est vraiment un projet phare et important pour l'État du Sénégal,
parce que ça permet surtout de baisser les coûts de production de l'énergie électrique au Sénégal. Nous savons tous, tous les mois ou à chaque fois qu'on recharge nos systèmes Woyofal, c'est très difficile, c'est la galère. Et ça dépasse même la capacité économique du peuple sénégalais. Cette centrale va permettre de baisser ces coûts-là. On parle de 30 à 40%. C'est aussi une centrale qui va mettre en œuvre le projet Gas to Power. Je pense que beaucoup de Sénégalais et beaucoup d'acteurs qui sont dans le secteur à l'international ont entendu parler de ça. C'est-à-dire, pour la première fois, on va mettre en œuvre la politique qui consiste à utiliser notre gaz domestique, notre pétrole, pour faire de l'électricité. Donc ce projet-là sera, comment dirais-je, la mise en œuvre factuelle en dehors des théories, comme quoi on est en train de mettre cette stratégie Gas to Power. Et aussi, avec cette capacité aussi très, très importante, on va pouvoir participer à la satisfaction de la demande électrique nationale. Donc c'est une centrale qui représente 25% de la capacité. Donc elle est suffisamment grande, fiable pour satisfaire la demande nationale, voire même sous-régionale. Donc à partir de là, c'est un projet qui est très important. Et l'autre point qui est important aussi, c'est que c'est un projet qui est développé par des nationaux sénégalais. On entend souvent parler du local content partout dans les plateaux de télé ou dans beaucoup de domaines. Ça, c'est la preuve factuelle comme quoi le local content est possible et bien réel. Des Sénégalais ont pris un projet de A à Z, le réaliser et donc le mettre en œuvre. Demain, personne dans le monde ne pourra nous dire qu'on n'est pas capable de faire, parce qu'on l'a démontré. Et le timing aussi, en un temps record. Exactement. D'habitude, des projets comme ça se développent au mieux sur 5 ans, voire 10 ans. Donc, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu et l'aide de Serigne Touba, nous, on l'a réalisé en 4 ans, voire même moins. Donc ça, c'est exceptionnel. Et beaucoup de gens sont impressionnés par cette performance-là. Et je pense que ça doit servir de leçon à nos petits frères, nos enfants, comme quoi, quand on veut, on peut. Donc vraiment, on a dans ce pays-là, on a la baraka qui est avec nous. On a tout ce qu'il faut pour réussir. En termes d'emploi, actuellement, le projet emploie plus de milliers de Sénégalais. Donc pour être rapide, voire ça l'a dépassé. Depuis le début qu'on a commencé à travailler, on a poussé pour que les Sénégalais, partout où ils se trouvent, qu'ils aient des entreprises ou qu'ils viennent en individuel pour apporter leur expertise, on les embauche en priorité. Donc contractuellement, on a poussé à ce que 40% des employés, des emplois qualifiés où vraiment on a une expertise, il faut qu'il y ait des Sénégalais. Donc ça, c'est contractuel. Et s'il n'y a pas besoin d'expertise pointue, à 100% doit être des nationaux. Donc ça, on l'a négocié et jusqu'à maintenant, on n'a pas voulu communiquer parce qu'on travaillait. Donc nous, notre communication, c'était le résultat. Donc là, je pense qu'on est très près du but. La centrale a été exécutée à plus de 90%. Donc on attaque la phase mise en service pour commencer à produire de l'électricité. Donc nous aussi, on est des musulmans et on sait que comme bons musulmans, on s'attend toujours à vivre des épreuves. Donc on pense que ce que notre directeur général est en train de vivre fait partie des épreuves. La seule chose que je vais demander au peuple sénégalais et surtout à nos chers, nos leaders religieux à qui nous croyons, c'est de continuer à prier pour cette personne-là. Parce que M. Sarr, moi je l'ai connu ces 4 ans, avant je ne le connaissais pas. J'entendais parler de lui comme ministre, comme DG de Sénégal. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est au moment où il y avait le Covid, où tout le système économique mondial était paralysé. Lui, il a signé ce contrat-là, ce projet-là, il l'a commencé. Il n'a pas attendu les bailleurs. Grâce à son expertise, il a pu développer un montage financier qui a permis de démarrer le projet en 2020. Ça, c'est déjà une première performance. Par la suite, il y a eu la guerre en Ukraine. Ça ne l'a pas empêché de continuer à travailler sur le projet. Après, on a aussi traversé 2 années difficiles comme nation, où on a connu beaucoup de déboires politiques, beaucoup d'instabilité. Et qui connaît le domaine mondial financier sait que dans ces périodes difficiles, les bailleurs, ils ne mettent pas d'argent. Lui, grâce à son expertise, son professionnalisme, il a su les convaincre pour qu'ils continuent à financer ce projet-là. Alhamdoulilah, là, on est à 90% d'exécution. Je pense que tous les Sénégalais, partout où ils se trouvent, que ce soit au niveau local, au niveau des autorités, au niveau des chefs religieux, on doit aider ce monsieur-là à accomplir sa mission, qui est d'aider le peuple sénégalais. Franchement, il ne reste pas grand-chose.
S'il y a des incompréhensions, on peut s'asseoir autour d'une table, on est tous sénégalais, on veut la même chose, on discute et on clarifie. Il y a rien d'obscur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en Wolof, moi j'ai eu la chance de voir que les gens qui ont initié ce projet-là, ils ne sont pas lésés. Du tout. Ils ne sont pas lésés. Parce qu'on sait combien ils ont mis et quelle est la valeur actuelle du projet. La seule chose que je vais finir, c'est qu'on a intérêt tous en tant que Sénégalais de s'unir et de s'accorder. Parce que si on ne le fait pas, des étrangers vont venir récupérer nos projets et nous contrôler. Et tout ce dont pour lequel nous on se battait, à savoir baisser le coût de la vie à travers une baisse de l'électricité, on risque de le perdre. Parce que ces gens-là, ce ne sont pas des Sénégalais. Donc ce qu'ils vont faire, peut-être, c'est augmenter le coût à leur intérêt et à notre défaveur. Donc ça, tout Sénégalais doit le refuser en fait. Et on a intérêt à ce que tous les gens se mettent autour d'une table, on discute factuellement de ce qui se passe, du projet, voir pourquoi on s'est fatigué depuis ces 4 dernières années, le résultat, où est-ce qu'on en est, et libérer M. Sarr. ci turu seen mbokku taalibe seen jëwrin seen soppe seen xarit Samuel Ahmed Sarr mi nga xam ni daaray Serigne Saliou Mbacké ji rek moo yitteem ba tax na liggéey bii nga xam ni moom lay ànd ak taalibe yi di ko jiite muy liggéeyu toolu daaray Lagane ren nag kenn ku ne xam na ni seen mbokku taalibe Samuel Ahmed Sarr yàlla dafa def nattu dal ci kawam ñuy sàkku ci barkeb daara ji barkeb borom daara ji ak ci njëmbi ndongo yi nga xam ne ñooy ndongo tarbiye yi ñaan yi ko murid yi ñaanal yàlla na ko fekk fa mu nekk génne ko fa ci barke Serigne Saliou Mbacké kii toog nag mooy Serigne Saliou Sarr mi nga xam ni mooy ab taawam moo ñëw jiite liggéey bi di ko def na ko président Samuel Sarr daan defee mi ngi ñëw toog fii nga xam ni foofu la papaam daan toog jàkkaarloog ndongoy tarbiya yi kon Serigne Saliou ñu jox la kàddu gi nga def ko na ko sa wajur daan defee nuyu ndongo yi sàkku ci ñoom ñaanal leen ñoom it ñu jox leen kàddu ñu nuyu seen mbokku taalibe seen jëwrin seen xarit Alaaji Samuel Ahmed Sarr kon sëñ Saliou bisimilah. jërëjëf sëñ Modou jërëjëf yéen ñëpp maa ngi di sant bu baax a baax maa ngi sant yàlla maa ngi sant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi sant sëñ Saliou te maa ngi sant Cheikh Amadou Bamba tamit maa ngi sant Serigne Cheikh Mbacké mu tax lii yëpp mën a am sëñ Modou am na li nga wax sànq ma jël kàddu comme sama papa nu mu koy jëlee loolu daanaka duma ko mën parce que man nu ma ko gisee mooy damay topp ci tànk yu baax yi rek waaye daanaka foog ma dinaa fa mos a mën a yegg sauf si yàlla dogal ko parce que sama papa daal fu mu yegg fu mu jaar daanaka yàlla mayeegu ma am expérience bi waaye admiré naa ko bu baax te dinaa jéem rek te daanaka ci life bi jéem rek nga mën c'est ça tamit tey c'est une journée difficile ma tiim nangoy daara yi yëpp
ndik xam naa ne am na ay fois sax yéen lay faral man n'est-ce pas parce que xam naa fu mu leen teg si xolam daal kon tey xam leen ne timu leen Samuel Sarr da ngeen tim seen mag man si yéen laa bokk n'est-ce pas man dama gëm ne yàlla suy boole nit lu gën a am solo mooy su jegee deret n'est-ce pas su fekkee ne daf leen boole ndik yàlla te daanaka yéen ñëpp yàlla boole nañu ndik moom ndik alxuraan bu mu ñu wàcceel ndik yonente sallallahu alayhi wa sallam ndik Cheikh Ahmadou Bamba ndik sëñ Saliou ndik sëñ Cheikh Mbacke kon daal bëggoon naa ngeen ñaanal sama papa bu baax suñu papa bu baax si mu gaaw a génn si xat-xat yu mu nekk si barki yàlla barki yonente bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikh Ahmadou Bamba barke Serigne Saliou barke Serigne Cheikh Mbacke jërë ngeen jëf. jërëjëf Serigne Saliou macha allah kaddu yi rafet na ànd na ak taalibe te am na solo ñu bañ a guddal rek ñu jox kaddu gi jëwriñ ji nga xam ni moo fi mag ci ndongo yi tarbiya yi ñu nuyu seen soppe bi Samuel Ahmed Sarr. asalaamaaleykum wa rahmatullah aouzu billahi inna waliyallah ñu ngi leen nuyu di leen ziar bu baax a baax a baax di ñaan yàlla suñu borom defal na jàmm ak tawfiix te defal nu yokk ak yokk te si barkeeb sëriñ Tuubaa di ñaanal suñu sëriñ sëñ Saaliw yàlla dolli ko ay leer te yokk ko si barkeeb sëriñ Tuubaa di ñaanal sama soppeeb sëñ Samba yàlla dolli ko te fayal na ko si barkeeb laa ilaha illallah Muhammad rasulullah di ñaanal sëñ Cheikh Mbacke yàlla doole ko wér gi ak gudd fan gi ak kattan gi ak man-man gi si barkeeb laa ilaha illallah Muhammad rasulullah di ñaanal nag wax ji nag xam naa la ko tax a jóg sax dina ñaanal suñu soppe Samuel Sarr yàlla doole ko te yokk ko te génnee ko ci xat-xat yi mu nekk ci barkeeb laa ilaha illallah ndax kenn ku ne xam na taxawaay ba mu daa taxawee njaboot gi waaye ren nag yàlla dogal na ni jëmmam ñëwul waaye takkandeeram ñëw na ñëw fas yéene taxawaay ba mu daa taxaw di ñaan yàlla doole ko te yokk ko si barkeeb Serigne Saliou xanaa dañuy maase ñun ñëpp rek ñu ñaanal Samuel Sarr ndax bari na taxawaay yu muy taxaw dong daara yi loolu moom xanaa ñun ñii moom kenn ku ne xam na ci dara la muy def si daara ji bari na la muy liggéeyal sëñ bi bari na waaw waaye daal di ñaan yàlla sunu borom génnee ko ci lii mu ne te di ñaan tamit wuutaatam bii nii yàlla defal ko wér gi ak gudd fan gi ak kàttan gi ak man-man gi ci barkeeb Serigne Saliou ndax donga yi yëpp de seen xel mi ngi Samuel Sarr waat naa ci yàlla lii ma wax nag maa ngi koy seedaloo yàlla suñu borom fan yëpp nag ñu ngi ci di ko ñaanal wax ji nag maa ngi koy seedaloo yàlla suñu borom fan yëpp ñu ngi koy ñaanal ñaan gu wér-wér goo xam ne xam naa ne amut yemu waaye te it ba nii nag duñ jug si di ko ñaanal ndax jàpp naa nit bu la defaree lu rafet da nga kaa war a fay lu rafet ak nu mu mën a demee ndax nit bu la defaree teraanga faw nga defal ko teraanga ñu nag sunu teraanga jëw na ji nii moom faw ñu jug siggi te ñaanal ko yàlla génnee ko ci jafe-jafe yi mu nekk a'uuzu billahi subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun alal mursaliin walhamdulillahi rabbil aalamiin jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ربي
ay kàddu seede yu ma bëggoon a seede fii nii ci daaray Lagane man ci daara ji laa nekkoon ci sëñ bi laa formé woo ba nekk tey agent de santé ndax daaray Ngaabu laa nekkoon sëñ Saliou nag Lagane mi ngi ko sanc 1954 te Lagane mooy li gën kon suñ demee tey jii ba gayndeem ñëw fi di sëñ Saliou mii ndoxo wàccul yoonam sëñ Saliou nag daana faral di wax yoon yu ma leen teg làmbatuuma ko yoon wu ma xam la kon kum jiital ku nekk kooku suñu jëwriñ la sëñ Samuel Sarr suñu jëwriñ la dañoo bokk ak moom ëttub liggéeykaay bi te sëñ Saliou nitam fu mu nekk fu ne moom la soob moom la neex mu yóbbu ko fu di ko fa liggéeyal nanu xam ni sëñ Sam fee mu nekk mission sëriñ bi la ko fay doxloo sëriñ bi nag dafa ne yaa ayyuhal lazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naaran ba mu ko gisee ci alxuraan yàlla dafa cay jàngale ne na ngeen wattandikoo seen bopp seytaane wattandikoo ko seenug ñoñ moo tax sëñ bi képp ko ànd ak moom ku nekk rek ci mbiram ngay dox rabbi bii ngeen jàng nii sëñ Saliou saay su ma saana toog buy ñaan moom lay ñaanee te lépp loo xamante ni diis nga ko nga nekk nitu àdduna danaan la demal ci sama daara yi soo àggee nga bëggal gone nga defal leen ko sëñ bi yaa ngi ci yoon woowu te loolu nga am sëñ Sam nag waxtu wu ne mi ngi bëggal daaray Lagane te daaray Lagane du daara ju ndaw nee naa la 54 la ko sëriñ bi sanc kon ku fi dugal sa ñàq wala ku fi dugal sa tànk ku ne dafa soob sëriñ bi ci daara ji laa juddoo fi laa màggee mais lu may wax lu ne fu leer laa ko teg sëriñ bi fii nii ku fi dugal sa tànk wala sa loxo wala nga fiy liggéey sëriñ Saliou la soob te da ngaa bokk ci tànneefu sëriñ Saliou Mbacke kon buñ nee la sëñ Saliou moo ñëwaat di liggéeyloo doomam ji sëñ Saliou sëñ bi yaa ngi ci yoon bi maanaam nag tawfiix bi nga am mooy que sëñ bi daa liggéeyloo sa waajur ba noppi génn la ci sa biir waajur di la liggéeyloo waat bu mu toll nii dama neen yàlla bu concurrence am waaye bu concurrence amee bu ne sëñ bi la neex yaa ko fi teewal fee mu nekk sëñ bi la fa teewal mission lay dox nañu maase ñun ñëpp di ko sax di ko ñaanal man de yëf yi bi ma ko yëgee dama ne sëñ bi de waxtu wu ne ni ko neex lay liggéeyloo ab jaamam moo am ku ne moo xam ku ne waaye loolu yëpp dafa soob suñu borom ndax ruu yëpp yàlla saa borom da koo nos jox ko ndax depuis yonent yi jamono yonent yàlla Muhammad ba tey ci sëñ Saliou ngeen gisee ku gor lu toll ni Lagane ku gor lu toll ni Xelkom ci moom ngeen gisee gone yu toll nii di jàng alxuraan di ko Seexul Xadim ba mu fiy nekk sax gone yu toll nii mokkal alxuraan amu fi woon ci sëñ Saliou lañ ko amee kon ñun buñ nekkee ci ëttub sëñ Saliou di def lii nañ xam ne ci mbégte la ñuy nekk ci la ñuy dee ndax looloo neex suñu borom sëñ Samuel Sarr dafay doxal sëriñ bi fee mission ñoo ngi koy ñaanal yàlla na ca làq ngërëmal sëriñ Saliou Mbacke liggéey bii ni ñu ngi lay ñaan nga nekk ci king jëmale ko ca kanam te loolooy am te incha allah mooy sax di am barki Seexul Xadim dégg nañ lool ci yow daaw bi fi bàyyam toogee fii daaw bi ñu waxee ba pare man maa ne ko sa toogaay bi du gisal du dagaa tabax jumaay Lagane dongo yu wër la nga toog ci seen biir lii lu mu yàgg a def la bu ñëwee day toog ci seen biir maaseeg yéen di leen laaj ku nekk lu la naqari lan moo la neex fee ma nekkoon ci biti téeméeri dongo lu tegal fekk nan ma fa ni ma Samuel Mohamed Sarr sunu waa ji moo tax tey danoo triste waaye na ñëpp bég tey ree Samuel demul fenn doomam a ngi nii da doon ñaan yàlla su dee liggéeyal sëriñ Saliou bu demee ba doon mag am ko tudd sëñ Saliou ku duppee sëñ Saliou mu wutul ko liggéey bi loolu mu doon ñaan yëpp yàlla def na ko ci doomam ji alxuraan jii ngeen di jàng moo leen ko gën a jàng da koy wàcce nii ngeen koy wàccee doomi mbërëg wàllu yu nag kenn du ko ñaanal rëy da nga koy ñaanal mu gudd fan te wér bu màggee lu bàyyam daan def mu def ko jàmbaar ju mel ni Samuel Sarr nag dëkk bu mu amoon dañ koy takkal médaille Sénégal rek ñooy fekk seen i jàmbaar ñu di leen buux pour ñu daanu ci teen bi waaye kooku du daanu mukk ndax sëñ Saliou soxna Fat Jaxate ba wu fi kuy jël ndaare ba wu fi kuy daanu ay mbokkam ñëw nañ ay xaritam ñëw nañ ñi ko yàlla booleel ñuy ànd ak moom di liggéey nga xam ne ñépp ay doomam la ñu ñëw nañ waa partem bi mu jiite ñëw nañ waa comité ba muy liggéeyal West Africa Énergie ñëw nañ bu leen jooy dara ku namoon Samuel rek doomam a ngi nii ni ngeen ko daan ñaanal nag ñaanal leen ko dim daan defanteeg yéen it jugu fi ñi daan ànd ak yéen liggéey bi it jugu fi kii téye micro yi mooy Modou Mbaye combat bépp moo ko mënee toutes les presse ma nga fa yor micro am di wax te leeral bii ngeen tiim sànq dama ne waa ji ko yor lu ngeen fi jël génne leen ko ndax borom leeral ak moom du ñu ñaar kenn lañu bu kenn dagg dara kii du ku ñuy daggal dara lépp lu waay wax na génn ndax lu ñu suñu priorité xam nga mooy lan kii nga xam ne moo fi def jumaa ji moom Lagane du su fee xool kenn lu fi baax mooma courant bi mooma jumaa ji mooma addiyee ji mooma yére yi dongo yi mooma addiyee ji dongo yi yore mooma
fayu daara yi dongo yi mooma te bu dikkee balaa dugg fenn ñëw maaseeg dongo yi toog jaay suuf jaayul kenn dara ak ay jàmbaar yàlla na jàmmam yàgg te ngeen ñaanal doomam ji mu yàgg fi te ngeen ñaanal ma bu ngeen gëstoo rek gis ma ne ci wetam te bañ a xaddi bañ a découragé barke sëñ Fallou sama sëriñ jërë ngeen jëf